salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte ak contentement di leen dalalaat seen beneen numéro ñu wax ci tey nag dañu ci dalal suñu sëriñ suñu xarit ki nga xam ne mën naa ne ambassadeur la ci ndaw ñi ñu di ko wax Serigne Mbaye Niass di doom ci Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ñëw pour waxtaan ak moom ci lépp lu aju ci actualité fi mu ne nii bi dox ci réew mi ak li nga xamante ne dëgmal na ko jëm ajuma sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la bàyyi nga nuyoog internet yi lay seetaan. maa ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullah di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mboolem sant ma sante ko ki ma fekk ci lëndëm dugal ma ci leer ki xotti sama xol def ci yàlla ki yàlla sédd muy séddale muy Mawlana Cheikh al-Islam di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñëpp ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di rafetlu émission bi. waaleykum salaam wa rahmatullah alors mu ngi noonu sëñ bi tey ñu bëgg a waxtaan ak yow déjà ci li nga xamante ne actualité la jëmale ko ci vendredi muy bés boo xamante ne yaa ngi ci bëgg organiser xadratul juma bu mag alors déjà ñu bëgg xam Saint-Valentin lan la ci l'islam wax. Saint-Valentin su fekkee l'islam lu mu ciy wax amul dara lu ci xaraam lu ci nekk loo xam ne su fekkee ne lu dagan la su fekkee mbëggeel ba nga xam ni mbëggeel ñaar ñoo xam ni dañoo daganante sa soxna nga bëgg ko dafa neex loolu dara nekku ci l'islam l'islam kay li muy tere mooy li nga xam ne daganalugu la loolu moom xam nga ne kenn du laal waaye mbëggeel dafa bëri façon ñun nag suñ Saint-Valentin suñu mbëggeel gi ñu gis dañoo gis ne mbëggeelu Mawlana Cheikh Ibrahim mooy mbëggeelu Cheikh Ahmed Tijani mooy mbëggeelu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te suñu àggee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam rek bëgg nañ yàlla loolu nag moo waral suñu mbëggeel ñun ñi ñëw def Saint-Valentin mu nekk mbëggeel moo tax mbëggeel moom amul benn bàkkaar bu ci nekk su daganee waaye su daganul nag foofu la bàkkaar nekk. d'accord alors ba tey ñu bëgg nga ñëwaat parce que dinañ ñëw ci li nga xamante ne mooy li ngay organiser vendredi mais balaa loolu ñu bëgg tuuti nga revenir ci ba tey Saint-Valentin ci concept boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan nekkee ak soxnaam yi. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkut ak kenn parce que yàlla moo xool nu ko neexee bindee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy gën ci mbindeef yi moom mooy xaatimin nabiyina gannaaw moom amul beneen yonent buy ñëw ci moom la yàlla tëjee yonent ci luñ jànguñu kon nag yonent bi dafa nekkoon koo xam ne yàlla daf ko defar ba pare mu mat sëkk tey mun nañoo wax ne moom rek mooy ci yonent yi koo xam ne amul benn jumte goo xam ne nekk na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo taxoon nag ci ay jabaram dafa maandu woon ci ay jabaram maandu gi nag mooy dafa yemale woon waaye ku ci nekk rek am na noo xam ne dana ko déggante ak yow te doo mer doo fiir uteek naag jamono ji tey jamono ji tey bokk na ci góor loo xam ni fen dafay bëri ci biir ci sa kër ci sa njaboot te góor dëgg soo demee ba nga xam ne mat nga góor nga am kër waxuma la sa dara sax ak fen dafa xaraam waaye nit war naa xool suy wax dara na am gëm-gëm googu te wane ne man góor laa ndax yow mu jël ba dem takk ay soxna indi leen ci biir kër war ngaa moytu fen goo xam ni buy tasaare kër la waaye nag fen la rek waaye nag wax juy rafet la ñuy wax ndax léegi-léegi nga dégg nit mu ne fen buy defar fen non fen moom fen la yaa nga dégg amul bu ñuy defar amul bu ñuy ndax lépp loo xam ne jëm na ci fen rek fen la moom loolu moom xaraam na waaye nag lépp loo xam ne wax ju rafet mun nga rafetal wax mu rafet ba nga xam ni di nga ci yëg sa bopp keneen yëg ci boppam mu nekk lu baax loolu moom xam nañ ko waaye moom li ñu lay wax mbëggeel moom ni ko yonent bi doon defee munta bokk ak ñun ci jamono ji tey parce que ku nekk nag am nga sa Layla ndax soo gisee Qays wu Layla benn histoire la boo xam ne ci arab gis nga Qays topp na Layla fu nekk bind na ay poètes yu bëri yoo xam ne topp ko ci désert bi ba dee ndax xamoon na ne kii mooy Layla waaye moo tax nag muy ci sëriñ si muy ci jeunes yi muy ci ku ci nekk rek di nga am sa Layla te Layla boobu moom moo lay jolo mun naa am nag soo ko jegee di nga wax ba caalit wax sax loo mënut dafay bëri torow
voilà d'accord alors kon daal ku ci nekk boo amee sa layla te mu dagan la mën ngaa fêter sa Saint-Valentin. mën ngaa fêter bu baax a baax. d'accord alors ñu ñëw ci pourquoi le choix du 14 février lan moo tax nga jël 14 février bëgg ci organiser loolu mu mel ni da ngay dajale jeunes yi pour wan leen ne leen daal yàlla rek moo fi nekk ñu war ko bëgg. waaw xam nga ñun ay éducateur lañ. dañoo war a nekk. bon exemple. parce que suñu baay Mawlana Cheikh Ibrahim. mënuñoo mel ni moom. ndax raw nañu day jàngale la xam jaamu yàlla la xam. mais li ñuy wax ak diine ak jamono. diine fa mu nekkoon mu ngi fa. waaye masala mun naa ñëw. tey la toppoon ci diine am na neneen noo xam ne attekat yi mun nañ ko def parce que. amoon na ci lislaam loo xam ne atte la woon. te borom xam-xam yi déggoo nañ ci lii. masab bi déggoo nañ ci masab bi déggoo nañ ci masab bi déggoo nañ ci. loolu yëpp nag soo ko gisee ci biir lislaam gi la nekk. ñun nag suñu Mawlaana Cheikh Ibrahim ba mu ñu juree ñu nekk ay ndaw man ku ma xam ni mënuñoo mel ni Baay ndax jaar nañ ci àddina. te ñu ngi nii ba léegi ci biir àddina. waaye lim liggéey te teg ko ci lislaam ñun dañoo war a jaar foofu pour éduquer xale yi. te xale yi suñ la bëggee bëgg la te yàlla tax ndax sa barke baay. war nga leen a wan yow tamit sa baay nam doon liggéeyee ca lislaam ak yoon ba baax ba mu leen doon teg nga jël ko teg leen fa. moo tax nag la 14 bi nekk bésu mbëggeel. mbëggeel googu nag ma xalaat ne da nga gis couple yi ñii ñi ngi dem fii ñi ngi tey seen ay fleurs ñii ngi jël seeni chocolat. ñëpp di daw di dem seeti seen copine yi. ma ne pourquoi pas ñun. suñu copine mooy baay. suñu jabar mooy baay. suñu lekk mooy baay suñu naan mooy baay suñu xool mooy baay. ndax gisuñ lenn lu dul baay. te baay moo wax ne képp ku ma bëgg man. amul sikk sàkk ne man ak yow ñooy bokk dëkk. léegi nag ñun bëgg nañ Cheikh Ibrahima Niass ba mu jeex. waaye nag mu tombeek bésu fête bi ma ne pourquoi duñ jël mbëggeel googu firneel ko Cheikh Ibrahim di ko ci delloo njukkal ci li nga xam ne mooy tudd laa ilaha illallah nga xam ne mooy jouru laa ilaha illallah nga jël jour boobu def ko ci jouru Saint-Valentin bi dafay nekk beneen loo xam ne lu d'accord donc mu nekk ñaari aspect yoo xamante ne ñoo taxaw jouru 14 février ñëpp xam nañ ne mbëggeel ci lañ koy féete nga indi xadra bi teg donc mu nekk ñaari mbir yoo xamante ne dafa mel ni da nga ko bëgg a cumuler en tant que ambassadeur des jeunes ndax ku ne xam na ne yow yaay président des jeunes de la Fayda ni nga agencé noonu nan la ñëwee. waaw lii ma préparé nii. nekkutoon démb lañ ko commencé wala démb lañ ko xalaat. soo seetee samay vidéo yu bëri depuis mun naa laa wax côté 2005 2004 dama doon xalaat toujours ne benn jour. dinaa fexe oote ci stade bi oote taalibe Baay ñu ñëw ñu njukkal Baay wane Baay tamit ci Sénégal wane ne duñ ay étranger. parce que xam nga soo waxee Cheikh Ibrahima Niass ñëpp dañuy xalaat ne ci biti la parce que soo waxee Baay rek xel yëpp Nigéria la jëm. dëgg la mu mel ni Baay Nigéria rek la dëkk. dëgg la te dañuy fàtte ne suufu Sénégal gii. ne Sénégal soo duggee Gambie gii Niass ngay dégg. ñëpp Niass la ñuy sant. te li may wax du neex. ñenn ñi mais dëgg tamit ñëpp xam nañ ne dëgg la. Gambie soo fa duggee Baay moo fa ëpp taalibe. Ghana nga dem Mauritanie. Baay moo fa ëpp taalibe. nga dem Mali gii. Baay moo fa ëpp taalibe. nga dem Burkina Faso. Baay fa ëpp taalibe nga soog a dugg Niger. soog a dugg Nigéria xam nga sori na. dëgg la de. ndax Mali di nga jël Mali dugg Burkina dugg Niger soog a dugg Nigéria. fàtte Ghana. moo tax ma ne la ñëwaguma foofu nga dem Ghana. xam nga Darfour ci boppam da ngay gis ni ambassadeur bi ba mu ñëwee. moo toog ci télé Sénégal ñëpp di ko gis. mu ne su fekkee ne foofu ci Soudan mu ne su fekkee ne taalibe Baay yi su fekkee ne peuple bi million lañ. na nga xam ni genn wàll gi yëpp wala su fekkee ne 100 yi mun naa la wax 80% yëpp taalibe Baay la. dem nañ ba nga xam ne seen programme téere Mawlana Cheikh Ibrahim yi dañ koy jàng ci seen école yi da ngay gis kuy neexale di la wax dimbale ma ngir yàlla pour sama doom mokkal diwaanu Cheikh Ibrahim Niass yi di ci neexale di jox ay sëriñ di ñaanlu pour doomam mokkal ko kon waxu malaak foofu mais soo jàllee ci Afrique ba Libye
gi nga xam ne suñu maam foofu la jógee mais Rida nga xam ne shérif la soo jaaree foofu yëpp da ngay gis ni Baay la ñuy uyoo waaye nag Sénégal nag gi ñuy dëkk nag moo tax ma bëgg nit ñi xam ne tamit fii ñu ngi uyoo Baay moo tax nag te taalibe Baay ñii dañoo dem fii ñii dem fii ñii dem fii gannaaw nag maay xaritu muqaddam yëpp nekk xaritu taalibe yëpp lii ci man rek la mën a yombee ma dem dajale taalibe yi dajale jeunes yi dajale mag yi te wër naa leen ñoom ñëpp indi leen alors fi nga daanelee foofu laay yëkkatee parce que da nga ni yaay xaritu muxaddam yëpp est-ce que loolu moo tax nga pare fexe rassembler leen ñëpp parce que li nga organiser nii ku ci muxaddam bu ci nekk mu ngi koy waajal jël ko def ko yëfu boppam koo wax mu ne cheikh bi yëf yi mën la ko jébbal donc mu mel ni kenn ku ci nekk da nga ko wan ne ko yëf bés bi sa bés la rassemblement boobu nga def ci muxaddamu Baay yi du dara dañoo gis ni MC Niass dafa nekk taalibe avant doom taalibe la jiital dëgg la parce que yàlla daf ma may man ma bëgg Baay Niass ba jeex ci moom ba pare ci biir Baay Niass muqaddam yi dañoo gis ni man xidmakatu Cheikh Ibrahima Niass la dëgg la samay mag dañ ma ko nangul samay mbokkam nangul ma ko moo tax taalibe yi tamit gis loolu nangul ma ko parce que man muqaddam bu ma gis man mii doomu Baay Ñas mun naa toog ci sa ron parce que damay nangu ne maqaama yàllaa koy maye tey mun naa nekk man doomu Baay Ñas kenn weerantewu ko waaye yow mii toog tey nga nekk taalibe Baay ak koo mënti doon yàlla mun na laa may maqaama ci sama kaw ci maqaama daraja ak lu mënti doon nit ki nag yow yaay nangu mayeb yàlla nangu boobu ma nangul muqaddam yi nangul ko taalibe yi gëm ni yàlla dafay maye moo tax ñoom ñëpp ñu xam ne sama xol dafa sell dafa rafet moo tax ñu mun a ànd ak man déggoo googu nag ku nekk jël ko def ko ci sa bopp dem ma ci kenn ne ko yaa ko moom waaye dama ne leen Baay yéen a ko moom ñoom ñoo moom Cheikh Ibrahima Niass ku moom Cheikh Ibrahima Niass nag ñu oolee ci Cheikh Ibrahima te ngay dundee Cheikh Ibrahim yow da ngay aalu da ngay kontaan bés bi da nga koy jël ci sa yëf dëgg la man tey bañ nekkee ci stade bi di bale di raxas dama gis ay jeunes yoo xam ne dama xool ba ci kanam ma yëngal sama bopp ma ne cey su ma xamutoon Baay xaw ma fan laa jëm wallaay ndeysaan waaye parce que ay xale yu ndaw yoo xam ni ñu ngi rëj-rëjoo nga gis ne ñii ñu ngi toll ci 30 ans munoon a dem ne def yëfu boy disco def seen benn jean di chéri dóor seen cap dem doxi naan waaye ñu ñëw bale raxas fomp ñu pare même ndox ma nga xam ne sax dañ ko doon raxasee ñu koy këppoo di ko barkeeloo te foofu defaguñ fa dara suuf soo xam ne la ñu ngi fay soog a bëgg a ñëw pour toog fa waaye gëm nañ ne gannaaw tànk yi ay taalibe Baay lañ dëgg nañ fa rek gëm nañ ne barke am na xidma Cheikh Ibrahima kon ne barke noonu la amee lii rek moo waral yëf yi muqaddam yeeg taalibe yi yeeg ñëpp bëgg ma dañoo xam ni MC Niass dafa xidmaal baayam nangul ko te man Cheikh Ibrahima Niass nag moo ma nangul moo tax su ma toogee nii dama koy wax damay wax ne waaw lu àddina rëy looñ kër ci kër ak luñ mënti def luñ mënti wax fii ak sama bët bi mu ngi gis Baay fii ak sama nopp yaa ngi dégg Baay sama bakkan yi di nooyi Baay may làmmiñ bi di saf Baay leneen faale wu ma ko dañuy àddu ci li nga xamante ne ba tey ci actualité la jëmale ci réew mi muy insécurité bi nga xamante ne mu ngi régner ci dëkk bi actuellement Sénégal dem na ba dafa changer xar kanam kenn xàmmeetu ko bu njëkk ba boo déggaan meurtre wala yenn ñaawte fi balaa nga ko déggaat dafa yàgg léegi nag doo toog journée boo xamante ne journaux yi binduñu rey nañ diw agressé nañ diw yooyu noonu yëpp te lépp di ay ndaw yoo xamante ne ñoo nekk ci bopp bi en tant que ambassadeur lan mooy sa xalaat par rapport ak loolu waaw xam nga wax dëgg yàlla réew mi soo xoolee 10 millions personnes soo xoolee wala 14 millions personnes nga xool ne nguur gi li nga xam ne am nañ ko ci ñoo xam ne ay takk der lañ xam nga ne matul 1 million dëgg la dafa mel ni junne rek nga jël ci benn 10 ñooñu duñ mën a sécuriser ñëpp effectivement gis nga rey bi léegi lañ waxoon rek moom lañ war a def ku rey ñu rey la Yaya Jammeh pourtant woote na ko fi ba mu waxee dëkkam ne ku reyati nit ñu rey la
est-ce que gisati nga kenn ku fexe pour rey parce que kenn bëggul dee. dëgg la man mii di wax ak yow nii tey wallahi lazim bugguma dee dama bëgg a dund ñaate bugguma sax musa dee buggumaa gis malaaka dee bi parce que dama bëgg a dund di dund ci àddina ba doyal kon soo reyee nit ñu ne na danañ la rey kon yaakaar naa ne rey dootut am Sénégal. dëgg la Sénégal mun nañ ko régler ci lu ndaw mais problème bi mooy ñun suñu système dañoo talut pour defar réew mi defar nit ñi ba nit ñi nekk ay nit ñun Afrique dañoo gëm ne ni ñuy tubaab yi di jàppee ñu war a nekk ay bahima gëm nañ ne ñun tamit bahima googu ñu jàppee ñun moom lañ jàppee suñ bopp parce que ñun africains yi dañoo jàppee suñ bopp ay rab lañ ndax loolu la ñu tubaab yi jàppee parce que foofu la ñuy live xam nañ ñu ñuy xoolee dafa ñuy ay nit parce que ñun ñoo koy wane suñ bopp léegi-léegi nga seetaan ay vidéo yoo xam ni gis africain bu téyee moroomu africain di càtt di dóor di def nangam jël ay jaase di ko dóor di ko filmer tubaab su gisoon benn nit sax nga koy def lu ndaw sax nga jël puso na ko nii sax da ngay gis àddina bi yëpp ay taxaw xool ne kii sauvage la ci seen moroomu tubaab moo tax xamuñ ko léegi nag ci biir loolu nguur gi ñoo waroon a génne assemblée bii député yi toog ñoom ñoo waroon a wote ne Sénégal waxuma la dara sax xeex dóorante suñ leen yóbbee police ku nekk ñu alamaan la benn 1 million xeex dootut amati kon ba ñi làmb sama xaritu mbër yi dinañ bëreeti boobaa beneen affaire lay doon ok parce que làmb ji sport la dañoo dem nekk foo xam ne dañuy dóorante d'accord waaye lii tey ci Sénégal kon cible xam nga dóor warta am ci àddina tubaab xamul dóor dëgg la waaye ñun nit ñu ñoo xam dóor tey rek sama oto romb naa benn taximan waa ji di dox ni ci trottoir bi bëgg koo fel mu bëgg ko waa ji xaw ma daf ko saaga xaw ma waaye taxi bi dafa gaaree rek génn ci taxi bi tëb rek poñe waa ji dóor mais loolu tey loolu ñu gis noonu su fekkee ñëpp teg ci seen bët ñu yóbbu ko police ñu ne taximan bi di nga ko fay lu mu dee benn 1 million kenn dootul dóore sooy dóore te di nga ko xalaat te lu ñu war a wote la fii dóore jeex beneen bi mooy il faut que gouvernement bi comprendre benn affaire sécurité privée dafa war a bëri ci réew mi genre gi nga xam ne xam nañ ci sécurité kon man mii nga xam ne jàng nañ ko ak ñeneen nga xam ne am nañ mbooloo il faut que gouvernement ñëw jege leen appuyer leen du appuyer ñu ci xaalis du appuyer wu ñu ci loo xam ne nangam soxlawuñ loolu daf ñuy formation ak matériel sax soxlawu ko ok këyit légaliser dafay ñëw légaliser ñu agent sécurité su ko defee man ni ko noonu Kaolack gii nga xam ne sama dëkk la ak Medina Baye gi nga xam ne tey rey nañ fa américain bi te bët bu set nag léegi Kaolack nga dégg fa rey mais loolu yàgg na parce que Kaolack la fa nekk ci agent soo boole woon gendarme ak police ak yëpp matuñ 1000 ci dëkk bu toll ni Kaolack ci dëkk bu mel ni Kaolack région Kaolack nga xam ne lu nekk fay jaar gis nga drogue yi gis nga nuñ koy jàppee Kaolack nu muy bëree di jógee ci yeneen réew yi di ñëw yëpp Kaolack lay jaar ba pare soog a dugg si Dakar muy yamba jéeg yëpp c'est que li ñu war a am ci kii moo doyut mais cheikh bi yow en tant que déjà chef religieux mais agent de sécurité laa mën a wax parce que yaa ngi nekk yaa ngi nekk Medina Baye ay ndaw nekk sa ginnaaw ngay yëngu ci wàllum sécurité man fekkee naa période Medina Baye nga taxaw période gàmmu nga taxaw teg fa ay loi yoo xamante ne da nga nekk ko def dañ koy dafa am ay daan yu tegu ci kawam alors munoo bu nekkee ñoom ñëwuñ vers yow est-ce que yow aussi munoo dem vers ñoom essayer xam ba xam ndax du gën a facile. waaw vers ñoom nag sérieusement demaguma ci. dëkk bi léegi sàcc moo gën a yomb sàcc ak agressé moo gën a yomb pour nga am xaalis boobu mooy xaalis bu gaaw bi boobu la. nekk nii su ma mënoon a génn di agressé damay génn def ko de. waay sëñ bi waaw ndax xam naa ne boobaa 1 mois ma commencé am xaalis parce que dañoo war a ut ay créer ay liggéey créer ay employés xoolal man maa ngi amee 2600 et quelques jeunes yoo xam ne ñu ngi nekk sama gannaaw bootu sama waaw la ñuy dégg sama déet la ñuy dégg te ñooñu ñëpp ñu ngi soxla emploi te ñooñu ñëpp dañoo bëgg liggéey
te liggéey boobu xoolal ku nekk am nga sa liggéey am na ñuy def plombier am na mécanicien am na ñu nekk sax ci bureau. waaye soo xoolee li ci nekk chômeur moo bëri. effectivement te man maa ngi yore hectares yoo xam ni ñu ngi nekk 666 hectares yoo xam ni titre foncier la sama baay moo ko moom. est-ce que gouvernement su ñëwoon gis ma. ci wàllu mbay wala nangam ñu créer xale yooyu yóbbu leen ci. def batante def supame def yëpp. xale yi di ko bay di ko jaay est-ce que ñooñu seen xel dana demati ci leneen. déedéet. boobaa dañuy gis seen yeneen moroom yi dañ leen di gis ni ñuy xàppee ñu gën a kontaan ci ñoom. mais loolu système boobu tey muy man mii tey muy beneen jeune marabout muy keneen ak keneen. su leen doon gouvernement di dimbale. ci suuf suñ dégg naa ne président Macky mbay la bëgg. émergent yaakaar naa la ñuy wax. émergence waaw. émergence. waaw. gaa yi bëgg nañ bay nee nañ ko bëgg tool ñu jox la bay dundee nangam ak nangam. mais maa ngi leen di lancer. waaw Taïba Niassène sama dëkk baay la. waaw. 666 hectares la titre foncier. te ñu ngi jëm ci ziyaara bi sax. waaw te foofu àll bu na yëngalang la. maa ngi bay. waaye damaa bëgg moom mu ñëw su ma jëlee 20 hectares wala 30 hectares. ñu ciy bay na gouvernement bi ñëw dimbale peuple Sénégal. parce que ñooñu moom moo leen war a kii. parce que lu mu dee seen baay yaa ngi fay impôt wala ñoom ñi ngi fay impôt. dëgg la kon gouvernement war na leen a mun a dimbale. d'accord. waaye te xam naa ne président bëgg na ko. waaye ñu nekk ci wetu président ñoo dimbale wut président. conseiller man de wax naa ko bis bu ma président jëloon tey ma conseil ko lu bëri ci Sénégal mu réussir amuñ xam-xam boobu nag waaye xam nañ lu ndaw loo xam ni parce que yàgg naa ci organisation te li may téye bëri na te maa ngi réussir samay organisation boobaa suñ ko xalaatalee mun naa ci ñu teg suñu bët jeex na su boobaa suñ ko xalaatalee ay xalaat yaakaar naa lu mu dee suñ xalaat yi su ñàkkee fayda dana am benn bu ci am fulla te su ko doxalee mu réussir jeex na loolu rek la alors fi ñuy tëjee mooy dañ lay interpeller par rapport ak suñu étudiants yi nga xamante ne ñu ngi nekk fële Chine gis nga la fa xew mu mel ni actuellement soxla nañ suñu ndaw yi ñibbisi ci réew mi waaye gouvernement bi amul moyen ñu bëgg nga àddu ci loolu nag xam nga yow étudiants yi sa xarit lañ non sérieusement nag Sénégal ñun am nañ problème réel problème am nañ ko Sénégal problème bi ñu am mooy problème mu xaalis dëgg lañ am parce que ñun suñu problème mooy amuñ moyen boobu ñu ñàkk noonu moo ñu indil problème boobu Sénégal xam nga lan mooy problème bi ñii ñuy fay yu bëri yi nañ téye fay yooyu fay leen kon ni ñuy fay ñeneen ñi yaa ngi dégg jël nit di ko fay ay millions ci benn liggéey boo xam ne ban importance la amal Sénégal amuñ xaalis étudiants yi nekk fële wóor na la sonn nañ sonn goo xam ne feebar boo xam ne kenn mënu la koo wax wallaahi feebar boo xam ne kenn mënu la ko wax est-ce que duñ ko wàllu suñu doom yooyu te suñ doom yooyu bis buñ leen ko wàllee est-ce que duñ ko wàllu Sénégal parce que bul xam ne su leen gouvernement jëliwut bul xam nu ñuy def ñoom ba départ ba mën a dugg si waat ci dëkk bi fekk boobu c'est trop tard affaire bi dugg na leen mais bañ leen laajee ñun Afrique dañoo am benn problème Afrique problème bu ñu am problème mu Afrique bu ñu am mooy gis nga problème bi ñu am ñun Afrique mooy ñun dañoo fonkuwut suñuy doom fekkoon Amérique la tey wala France wala keneen dañuy dem jëli seeni doom yi ñun am nañ moyen boobu Mouhamed bi li xew fële dañu xëy fajar ñëw Medina ambassade ma ne la moyen boobu am nañ ko su fekkee ne amuñ njëgu essence bi buy dëgg creuse kii avion bi nu mu tëddati sax seen essence bi kérosène yaa ngi dégg su fekkee amuñ ko waaw ministre bu nekk ci ministre yi nañ la laaj 1 million mën nañ ko génnee de ñaata ministre lañ am ëppuñ 32 ministres waaw nañ laaj kenn ku nekk 1 million wala député yi sax yaa ngi dégg député yi nañ leen laaj ñoom ñëpp nañ cotiser ku nekk 100 000 wallaahi de ministres yi ku nekk 1 million ñu nekk ci banques yi directeurs yi wala ci sociétés yi nañ cotiser ku nekk 200 000 sëriñ si nag man suñ ma laajoon sax ma cotiser billaay wallaay tallaay nañ ko cotiser ñu dem suñ waree luyee vol bu ñu leen di jëli ñu dem jëli leen suñuy doom lañ ñun suñ citoyen dañ leen a war a téye Afrique Sénégal rek ngay gis ci biti man dama tukki fu ne dem naa France dem naa Allemagne dem naa Italie dem naa
Amérique gii laay mujjee tout le temps di ci dem fu nekk kon dara jaaxaluma tukki naa ci biir Afrique kon man gis naa ne ñeneen ñi seen doom fuñ sonnee seen ambassade yi taxaw mais Lions yi doguma la fan yële passé Lions yi bi ñu demee ba demi-finale dañu yónnee dañu yónnee envoyé spéciaux ñu dem jëli leen indi leen kon kay war nañ mën a jëli ji suñu étudiants yi indi leen non mun nañ leen a jëli ji dañoo ñàkkal fayda suñu peuple te xamuñ ne suñu peuple dañ leen a war a jox xaq gis nga benn doomu sénégalais su fekkoon suñ nguuru Afrique yi baax nañ benn sénégalais wala benn sa doomu africain warta sonn ci biti mais sëñ bi kon est-ce que dañu am problème de dirigeant en Afrique non xam nga Afrique lan mooy suñu problème dañoo gëm ni tubaab yi ñoo ñuy fal ñoo ñuy folli parce que ku toog ci nguur leen da ngay xalaat ne Sarkozy mun na laa jaxaseeg peuple bi wàcce la du dara tubaab yi moomuñ ñu ressource bi fii lañ koy jëlee ñun am nañ lépp lu nit war a am te suñ gëmee suñu bopp nit koo xam ne diriger dëgg gëm boppam loolu lañ amagul amoon nañ ko nag ci commencement bi au moins mun nañu wax ne Ablaye Wade lu mu dee barke Rasulaay jàmbaar la parce que gëmoon na boppam ne africain la dàq fi tubaab yi wane jëflante wut ak tubaab yi tey amoon na tubaab yi demoon nañ ba bañ ko est-ce que ñoo ko fi jëlee mais ñun ñoo dem ba gis ni dañoo doyal ci moom ñu jëlee ko fi mais kon président Macky Sall na gëm ni tubaab yi mënaluñ ko dara ñun ñoo ko fal d'accord ñun ñoo ko mën a folli waaye yàlla rek a ko mën a folli tamit du MC Niass du keneen ndax nguur yàllaa koy joxe dëgg la jeune la ku yàlla may xel la ku am la waaye na fàtte tubaab yi yaa ngi bàyyi ay millions nit yoo xam ni wóor na ko moom àggut ci noppam ni ñuy di souffrir Sénégal ni ñuy souffrir wallahi moom xamu ko yëgu ko mais sëriñ si tamit ñu war a àddu lañ ci actualité yu mel yow bàyyil ma sëriñ si dama lay wax sama mbokk sëriñ yi ñi may seetaan ñëpp laa lay wax duñ musa àddu mais dañ ci war a àddu nag parce que duñ musa àddu bu njëkk ba dañ daan gis xala sëñ bi doguma la bu njëkk ba dañ daan gis ku ci mel ni suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim genre événement yi bu amaan da daan génn taxaw wax quitte à ce que mu ànd ci joxe li nga xamante ne mooy point de vue am wala mu xeex jëmale ci loolu mais pour lan ak ñeneen yeneen sëriñ maam Abdou Aziz da ko daan def ak ñeneen ak yeneen mais lu tax fi mu ne nii actuellement gisatuñu sëriñ yi ñu àddu ci lu mel noonu loolu moom laa lay wax nii nañ ñu bàyyi ñooñu ñoo nekkoon sëriñ ñooñu ñooy sëriñ parce que ma Abdou Dabaax yàlla yokk leeram fa mu nekk ñooñu dañ doon toog gisuñ àddina xam nga MC Niass nii mu toogee firi daraam solu takk jaaram bu macha allah takk benn montre am ay air patam waa def xam nga kooku àddina la bëgg na àddina dëgg la xam nga tey étage yu mag a mag yi ngay gis immeuble yi ngay gis kër yu rafet yi ma dëkk ci dafa neex ci àddina est-ce que ma Abdou bëggoon na loolu téere rek la bëggoon ak yàlla Cheikh Ibrahima Niass ma nettali la dafa am naar bu ñuy wax Jekani dafa ñëw gis bàyyi doy ko mu ne ko dama lay wax ñett yi dinaa nekk sa taalibe heure bu ma bëggee ñibbi du ma la tàggu te heure bu ma la bëggee laaj dinaa la laaj bàyyi na ko amul problème mu toog fa juróom-ñaari at ñibbiwul mu toog dégg benn bés bàyyi di laajte meew mu ne waa man nu ma bëree gétt nga xam ne loolu laay jaay rek daw dem Mauritanie jëli géttam gi indi ko ba mu ñëwee indi ko biir Cham ba mu ko tegee Cham noonu ñëw na ko bàyyi man de damaa déggoon ngay laajte meew ma daw dem indi gétti jur yëpp pour dootoo manqué meew bàyyi na ko macha allah jërëjëf bàyyi dem xool gétt gi oo dëkk bi yëpp ne leen yéen ñëpp ku ci bëgg rek ñëwal nga jël dem xam nga kooku àddina safu ko woon te xoolal alal jooju nu mu ko yëkkatee joxe ko ñooñu nag ñoo fi raar soo taxawee na ñun sëriñ si ñu ngi nii di gis seen peuple bi muy métti te seen peuple mu mooy taalibe yi banque addiya di leen ko yóbbul ñun ñooy jóg taalibe yi di ñëw di ñu indil addiya yi ñuy def suñu poche taalibe yi seen bët yi suñ xonqee ñu bàyyi leen fa seetaan leen yaa ngi dégg suñu amee problème ñu seetaan leen
waaw loolu soo ko gisee ndax ku lay dig àjjana di nga ko gis àjjana kenn du fa dugal kenn ku nekk yaa fay dugal sa bopp du kenn du dugal nit àjjana man mii ngay gis nii tey ak sama mbooleem taalibe mun naa sama taalibe yi tey di dugg àjjana man MC Niass ñu may watat di ma dugal safara déet waay sëñ bi wa mun na nekk parce que dëgg dafa neex yàlla dëgg la dama bëgg nit ñi ñu xam dëgg wax ko sëriñ si fii kenn du kaas parce que ku wax ñu tëj sa gémmiñ ak xaalis man nag yàlla daf maa def à l'aise yoreelu ma kenn dërëm ñaanuma kenn dërëm yaa ngi dégg sama dërëm laay lekk lu ma ñaq nii moom laay gëm addee sax soo ma koy jox nii am naa ci kersa yaa ngi dégg waaye nag looloo tax nag ma bëgg sëriñ si ma wax la duñ mus a wax ba nga dégg fi benn sëriñ bu wax jour boobu dootul mos su yeboo ñu ne MC Niass moo am làmmiñ man maa ko wax sëriñ si kenn du wax d'accord ku ci wax doo taw mos ay d'accord alors sëñ bi ñu amoon mbégte ak contentement dalaloon la doon waxtaan ak yow ci li nga xamante ne mooy actualité di laaj sa mot de la fin sama mot de la fin daal maa ngi leen di gërëm ci teewaay bii ngeen tooyo fekk ñu tamit ci kii bu xat noonu wallaay wax dëgg yàlla émission bi tamit maa ngi fekkee ku ci gis sa bopp nga xam ne nii laa mel nii laay waxee à l'aise kon nu ma koy waxee tooñu ma kenn nii laay waxee waaye ku ci gis sa bopp tamit maa ngi lay jéggalu di ñaan yàlla def Sénégal jàmm suñu njiit gi toog fi muy Macky Sall yàlla defal ko jàmm te may ko xol bu mu yërëmee peuple am ba mën a gérer réewam di ñaanal réew mi yëpp jàmm suñ xalifa yi fi nekk yàlla defal leen jàmm ñu dund te yàgg fi sax fi lool di oo ñëpp nag ci jour xadara juma bi képp kuy uyoo laa ilaha illallah rek ñu ngi la fay xaar vendredi alors mu ngi noonu ñu ngi remercier képp ku ñu doon seetaan di remercier nag suñu sëriñ man dama koy wax ne moom mooy sëriñu jeunesse bi xat na lool waaye jot nañu ci xaj-xajal pour ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy actualité jëmale ci réew mi actuellement muy woo ñëpp ci vendredi incha allah fële ci stade Léopold Sédar Senghor dañuy remercier ñi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon Sow réalisateur ak équipe technique bi yëpp waaye itam di nuyu sama maam sama xarit di ko ziyaara sama ak Seyda Rokhaya Ibrahim Niass ak Seyda Umu Salamata yi nga xamante ne ci këram la ñu nekk nii di remercier aussi Astar Baye moom tamit moom ma génne si abaya bu rafet waaye itam Umish ñu ngi leen di remercier Adja Diop sama mag sama xarit moom xam nga saa yu yëpp yembee rek moom la donc dañ leen di jox dig daje prochainement ci beneen numéro ñu wax ci lay doon sur Chronique TV